ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey si dañ déplacé waa ñëw ba fii ci Géejawaay ñëw seet si un monument waa joo xam ne dafa liggéey lu bari ci làmb liggéey lu bari fii ci Géejawaay nekk membre fondateur de l'écurie Walfadjri en l'occurrence sama invité mi ngi yoo ci turu Seydou Sy nekk un gars boo xam ne dafa yàgg sonn ci làmb yàgg formé ay jeunes ay talent jaar ci ay loxoom ñenn ñi bàyyi nañ bëre ñenn ñi ñu ci ba léegi mais moom mësul bàyyi mësul xaddi bokk na ci li waral man naw ko lool yàgg ko bàyyi xel nag puisque ça fait près de 15 ans mu ngi cheminé ak mbër yi bokk na ci li waral tey ñu déplacé wu parce que il est temps làmb ji gars yi delloo ko cër bi moom parce que li muy liggéey il le fait dans l'ombre mais man dama déplacé wu tey fas yéene séq ak mu waxtaan fi mu jógee fi mu jaar ak booy yi fi mu toll tey fi mu jëm ak mbër yi tout il faudra ñu teg ko sur la place waxtaanee ko Seydou Sy mooy sama invité tey seen émission. Seydou maa lay ziar. Seydina maa ngi delloo ziar bu wér. naka yi tey. sant yàlla gërëm ko. waa lépp jaar. alhamdulilah. kon dama naan mbokk internet yi ki ngeen jaakaar loolu moom mooy Seydou Sy membre fondateur de l'écurie Walfadjri nekk fii ci Guédiawaye avant tout lan nga nuyoo dèjà ñi lay seetaan. waaw ginnaaw bi ma sante yàlla ak yenente bi suma ñaari waajur ak suma soxna ak sumay njaboot ak dëkkandoo yi am di jàmm yi waaw di sant tamit sunu waa écurie Walfadjri surtout écurie Walfadjri waaw surtout écurie Walfadjri di nuyoo bi nag di ci jiital grand Gora Mbaye entraîneur bi Chérif Diallo Ibrahima Ka Talla Cissé Mamad Nia waaw ñoom ñëpp daal ku lim da ngay lim mooy membre staff écurie Walfadjri waaw ñooñu ñoo ŋànk écurie Walfadjri waaw looloy nuyoo bi waaw loolu mooy nuyoo bi modestie à part sa waay yow la kan man la Seydou Sy waaw Seydou depuis à peu près 14 li mu dee moom mat na 14 ans man moom ba ñu xamante ak léegi ça fait 14 ans fukki at ak ñeent n'est-ce pas maa ngi lay gis ci làmb nangu cee sonn ci def sa coono ci dugal sa xaalis di bàyyi sa njaboot n'importe quelle heure gis naa la ko làmb gis naa la làmb 14 heures 15 heures 16 heures 20 heures minuit 1 heure du matin 3 heures du matin ngay sonn ci làmb Seydou lan nga sa histoire ak làmb lan la maanaam lan moo la boole ak làmb. waa làmb li ma boole ak moom mooy man avant tout d'abord football laa njëkkoon a def. te un joueur footballeur nga woon. football laa doon foyee mais tey su ma demee ba bëgg làmb dama naan yàlla ak Moustapha Gueye. Moustapha Gueye Tigre de Fass. Fass waaw moom moo tax ma bëgg làmb man di dund làmb di ko seetaan tey su mësaan a bëre sax moom soo ko daanee su fekkente ne guddi la man jour boobu du ma reer waaw suy bëree sama papa ak sama yaay dañ ma daan wax añal te waaw añal ba suur nga reeraale parce que suñ daanee sa mbër doo reer des fois yàlla da daan def ma añ Moustapha Gueye bëre daan ma jibile di dem nag ba am amuru làmb dégg nga à 2017 ci 97. 1997. Moustapha Gueye Tyson. waaw. seen premier combat boobu nag laa gën a dugg ci làmb jooy naa sax guddi googu biñ ko daane magu paate ci zal bii ngay wax tey magu zal Tafatine Paate Sarr werante nañ fi sax ba bëgg a xeex ci làmb jooju ci guddi googu te maag moom ñoo bokkoon benn néeg buñ doon fanaan man muy supporter Moustapha Gueye moom muy supporter Tyson parce que ñoom Pikine lañ juddoo ñoom seen lépp waa Pikine la ñin ñi ñëw fekk ma fi nag Tafa Gueye rek la ñu xam tamit ñin te maag moom ñoo bokkoon benn néeg benn lal wallahi al azim jour boobu naroon nañu rayante sax ndax Tafa. sa poulain Macky dem si yàlla si Macky kon est-ce que du yaa ko tuddoon Petit Tafa. Macky maa ko tuddee Petit Tafa Gueye den si yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana man maa ngi ak ay photom fii sax yoo xamante ni mu ngi sol bolok comme Tafa Gueye rangoo sengoor yi xëppoo soow bi. muy bëre mbapat ma koy foto. bi muy bëree mbapat nga koy foto yaa ko foto sax waaw am na année boo xam ne Ousa Sow mu ngi préparé combat mu ñëw ci suñu école di ko fekkee naa du loo may nettali c'était là bi Ousa di ñëw di contact écurie Walfadjri kay ci la Ousa Sow taxaw ne kii moo dàq bëri ci écurie boobu ñoom Aline Diop cek la tudd boobu boo ne Aline Diop mooy Aline Diop numéro 2 bu écurie Lansar boobu mi ngi wuyoo cek nekk écurie Walfadjri waaw jour boobu mu ngi contact ak Ousa Sow Ousa ne bu fekkente ne doole ngay wut Aline Diop cek da lay chargé mais bu dee xam-xamu bëre Macky moo am xam-xamu bëre ci écurie bi boobu ñoom Buxaaba ñoom ñëpp ñu ngi ci écurie bi ñoom Jordan ñoom ñëpp après mu ne kii dafa nduru sax Moustapha Gueye ñu ne ko pourtant Petit Tafa la tudd moom Ousa mu ne dinaa jàpp loxoom yóbbu ko ba ci Tafa Gueye mu gis ko waaw far yàlla dogalul loolu
mais Seydou nga yàgg a sonn ci làmb nekk nag waaju yaru comme ça yow doo gëdd boy doo arñe doo ñàngal déjà nga nekk nit koo xam ne da nga neex a ñeme et tout mais da nga yàgg sonn ci booy yàgg formé man j'étais là du loo xam ne dama ko loo xam ne dama wax loo xam ne gëwuma ko j'étais là da nga yàgg formé à partir de rien ay xale yu ndaw daan jaar ci say loxo ay ñoom Papa Youssou Ndour jaar nañ fi ay ñoom Golbert jaar nañ fi yaa ngi may dégg ay booy yu ndaw ñoo xam ne dañuy jékki-jékki bàyyi bëre des fois nga formé sa mbër ba ñu commencé am yaakaar par ci et par là mu ne non écurie Walfadjri écurie bu ndaw la jóge fa dem beneen écurie man loolu fekke naa ndeysaan am ci nag boo yu am ngor classe ñoom malaay Medina Baye boo yoo xam ne bañ jàppee ba tey bàyyi wuñu mais rupture yooyu nan nga ko daan dundee parce que bu xaaba jaar na fa jóge na aseg naa ñëw Walfadjri nekk fa benn instant mu jóge Walfadjri dem école Mor Fadam Zal Tafatine ba muy bëreeg Marley Mbapat yow la woon à l'origine à la conclusion lépp yow la woon mais benn instant ba mu demee ba toll ci bëre arène dafa jóge écurie Walf dem école Mor Fadam rupture yooyu nan nga ko daan dundee jël benn booy sonn ci moom daj ci coono gu bari jékki-jékki booy bi xëy rek ne la non grand maa ngi dem di chanter loolu nan nga ko daan dundee. waaw dafay metti lool xam nga lu tax day metti mooy da ngay préparer xale depuis muy waaw comme ni nga ko waxee rek ñu koy tàggat di ko préparer ba tey ba dara doonulee dara tey ñu gis ne kii làmb commencé ci na am ñu ko xam wala làmb commencé am waaw commencé nañ ko bàyyi xel des fois ñii ne la fii du sa place génnal ci écurie bi. Walfadjri écurie bu ndaw la. écurie bu ndaw la. écurie bu ndaw boobu moom moo la formé ba nga toll ci niveau boobu ba gars yi bàyyi la xel. tey nga dem mbapat nga def 10 combats wala 9 combats mbapat drapeau yi nga jël yëpp ci écurie bi nga ko jëlee nga commencé bëre ci écurie Walfadjri benn combat wala ñaari combat léegi nag say mbokk ne la léegi baal ñuy yóbbu la ci yenn écurie yi ci écurie bu mag dégg nga léegi nga dem ñu nit boo ñëwee zéro problème boo ñëwee boo ne da ngay bëgg a dem rek après dañ lay bàyyi nga dem waaw sans problème parce que man li may wax rek à chaque fois mooy du ma jëli mbër du ma jàpp ci mbër mu bëgg a dem dañ lay bàyyi nga dem mbër mu ñëw tamit ñi téye la mais duñu topp ci mbër naan la yàlla ak yow la comme ni nga ko waxee nag ñoom Medina Baye ñoom ñoo fi nekk boobu ba léegi bàyyiwuñu bàyyiwul macha allah wax dëgg yàlla waaw moom mu ngi jàpp ba léegi 2008 bi may ñëw écurie Walfadjri fi laa ko fekk ba tey ji fa la nekk waaw ñun 2007 la ñu am récépissé 2007 la ñu am récépissé ci la écurie bi ci lañ ko reconnaître ci la ñu xam écurie bi 2007 ba léegi bàyyiwuñu wax dëgg yàlla am comme ni nga ko waxee am na ñu fi jaar ay dizaine de mbër wala vingtaine de Yaamu Sarr waaw ay Yaamu Sarr ñeneen ak ñeneen ay Boy Tukulóor moom ay Sidi Lamine Niass tey boo ko doon wax du fi jeex de ay Badara Madior Youssou Ndour la Baba Youssou Ndour Papa Youssou Ndour Cere Gaynde Babu Youssou Ndour Cere Gaynde bari nañ de li fi jóge bari nañ de mais tamit li fi des sant yàlla parce que am na ay boy yoo xamante ne tamit macha allah voilà comme ni nga ko waxee man dugg naa Walf ñëw naa fa photo booy dem nañu bëri ji mbapat ma dem fa photo leen man bi ma commencé bi ma naree doon promoteur commencé woon tëgg ay mbapat ñëw naa Walf n'est-ce pas yow combat Medina Baye bi ma bëggoon taxawal digganteem ak Langsane moom mu naqari woon loolu nag utal adversaire ndeer laa ko njëkk a utal combat bi antuwul ma utal ko Langsane combat bi antuwul mu utal ko kanati xaw ma kanati affaire yi dëgër mais combat boobu yow laa ci waxtaanaloon diggante Medina Baye ak combat boobu mu waroon tëgg Stade Ndiarème mu waroon bëri grand combat. waaw loolu su ma juumul sax bu doon teel naa kii samay bagage sa poster boobu mu ngi ci ma denc poster boobu man maa ngi ko denc wallahi lazim te sunu jamono jooju tamit dañoo ësoon ci mbapat parce que ku mel ni Papa Youssou Ndour wala Golbert nga indi ko mu taxaw ci làmb nit ñi naan kii du mbër te bu ñu daanee ñi daan jël boo xamante ni nit ñi dañuy toogaat di ko wax surtout Papa Youssou Ndour waaw léjoon ës waaw xale boo xam ne démb rek laa koy laaj ñi naan ma am na jabar jaxaay la nekk léegi waaw ñu ne ma am na soxna affaire yooyu quoi waaw booy bo waaw gérer famille foofu combat boobu finalement Medina Baye mujjwul am adversaire finalement Cere Gaynde moom laa engagé boole woon ko ak Cere Gaynde Gambien bu école de lutte Mor Fadam waaw Cere Gaynde combat bi taxaw après su ma juumul dañoo bëree Gambien moo daan Cere Gaynde waaw ci jour bi dafa yàqu waaw mu doon loo xam ne pour juste gars yi seetaan bi ma ñëwee négociation combat bi yëpp yow laa négocier aussi bi Medina Baye demee aussi ba war a bëri arène aussi loo wax dala naan waxal ak Zé cër boobu lan la
waaw cër xam nga rek ñoom dañuy wax boo waxee sax dañ naan grand bi dafa ñàkk ki ñaan mais man lépp dama koy delloo rek waa écurie bi à chaque fois sax dama ne boo leen toogee sax plateau wala foo leen mën a toog bu nit ñiy wax maa ko gërëm leen grand yi ay Gora Mbaye ay ñoom Chérif Diallo ay ñoom Ibrahima Ka Seydou boo gërëmee ñooñu rek après indi nga Seydou waaw parce que à chaque fois Seydou mooy feeñ ci seen kanam wala mooy nekk ak yéen. mais il est temps nag Seydou génn ci mbaar bi génn ci làqu bi muy làqu parce que tamit je vais dire une chose xam nga tey Seydou mi ngi liggéey depuis 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans ci làmb mais jusqu'à présent cër bi mu mérité joxuñu ko parce que normalement Seydou dafa am vécu dafa am expérience ci làmb Seydou dañu ko war a invité ci plateau yu mag yi Seydou bu duggee làmb dañu war a wax ne Seydou si mi ngi na le am na lu mu liggéey ci làmb parce que loolu cër la bu ñu war a delloo nit ki mais bu nit ki di liggéey aussi nekk ci ombre bi aussi su làqu comme ça wanewul boppam gars yi xamee wuñ ko mais mën nga dugg ci làmb sax ñu leen sa waay poussel fii boobu xamuñu loolu liggéey ci làmb léegi nag man maa lay rëbb depuis daaw man nee naa la c'est tôt ou tard maag yow dañuy toog parce que quand même c'est quelque chose de remarquable loo xam ne man dama la yàgg naw ci côté boobu parce que damay gis des fois say booy am combat sa booy jël na combat nga jël avance sa atelier war a liggéey xaw ma lan nga waroon liggéey te pour lan jël combat nga jël avance bi ñu la jox nga dugal ko ci combat mbër mi pour lan. waaw xam nga tey su ma amoon soo ma joxee avance du ma jël avance bi dugal ko ci combat mbër mi mais ñàkk moom moo tax ma jël avance di ko dugal ci combat mbër mi ak rek bëgg mbër mi am ndam. mais sa avance su atelier yow sa liggéey boo xam ne ci nga war a dundalee sa njaboot ñu jox la avance nga jël avance boobu dugal ko ci combat mbër mi pour la. waaw mooy li ma la wax rek bëgg la rek man Seydina ma wax la tey benn affaire man sama doom wala sama soxna da daan soxla dara tey ma yor dépasse kese mbër mi soxla waxtaanu làmb nga yàgg sonn ci làmb mais ci sa formation à l'écurie Walfadjri ban produit nga gën a am fierté ñi nga formé parce que formé nga ñu bari jaar nañ say loxo mais fan nga gën a am satisfaction. xam nga loolu moom des fois su ma koy wax sax dañ naan damaa kii ci ki nga xam ne ci laa gënoon a am yaakaar ci mbër yi parce que ci Zal Tapha Tine laa gënoon a am yaakaar. Zal Tapha Tine waaw wax dëgg. dafa boole woon lu bari. waaw dafa boole woon lu bari. loolu ca kaw jot. ba pare jege ma xam ci man lu bari ma dugg ak moom nag fu nekk def ak moom lu nekk waaw moom nag sama àdduna yëpp daal ci làmb mën naa la wax ni sama àdduna ak sama lépp ci moom laa ko tegoon. waaw Zal Tapha Tine. mu jógee écurie Walfadjri dem école de Mor Fadam. waaw mu jógee écurie Walfu dem écurie Mor Fadam du tee tamit li ma séqoon ak moom rek laa séq ak moom. loolu laa gis après. waaw loo ranking mais réewoo ko. déedéet loolu du ma ko def waaw xam naa ci moom lu bari mais ni ma meloon ak moom noonu laa mel ak moom ba léegi ba fii may wax ak yow waaw chaque jour mu gis ma grand dinaa fi ñëw ma ne ko mbër maa ngi ci ma ne ko nekk ci rek yàlla baax na ko. mbër yi nga jot a formé ñi jaar say loxo kan nga ci gën a am déception. mbër yi ma formé ñi ngi ci kan laa ci gën a am mbetteel tamit mooy moom rek li ma la wax rek ci moom laa gënoon a am yaakaar ci moom laa gën a am mbetteel waaw parce que li ma dund ak moom ba pare mu demee nii mu demee keneen ku ko defaat ci écurie bi rek wala nga def ma ko rek du ma metti. instant bi kenn maanaam mbër mënut la def lu lay metti. déedéet mbër moom ci nii tembe mbër dootuma def lu ma naqari parce que wax naa leen ko nee naa leen dund naa lu nekk ci làmb lu nekk nag gis naa ko ci làmb taj naa ko ci làmb def naa ko ci làmb xam naa ko ci làmb bu dee bànneex xam naa ko ci làmb bu dee naqar xam naa ko ci làmb lépp xam naa ko. pourtant sa bànneex ci làmb du yow mbër bërewul ñëw yëkkati 50 000 jox la waaw yow bànneex bi nga am ci làmb mooy sa mbër bëree daan man sama mbër bëree daan rek loolu fierté la pour man ndam la pour man sa mbër bëree daan waaw même bu ma ci amul dërëm na bëree daan rek loolu nga jël sa xaalis dugal ko ci billet. déggoo li ma la wax des fois sax man damay jëndal ay supporters billet. waaw loolu tamit fekkee na. wala ñi ñëw convoqué wuñ leen affaire yi dëgër ñu ne ma grand billet ma làmb sama poche jox lay billet wala mu wut ay billet ñëw jox leen. wala dugg ci nit ñi dem ñaani ñi bonne volonté yi comme lu ko melee ni ñoom tubaab garage tubaab ma ñëw tubaab jënd ay ticket mayaat ma ticket yi ma ñëw di ko may boy yi pour ñu dem. làmb ji ma tëggoon au stade Ndiarème Cere Gaynde ñëw na ba ci buntu bi. ci convocation yi ma defoon ci 4 personnes ngeen ñëw nga war a dugal yeneen 4 personnes nga ñëw ñëw nga ba ci man ne ma Seydina ma ne la gain maa ngi jégalu mais jox naa gars yi foofu ba pare nag tey su ma leen joxee ay directive ma delluwaat di leen ñaan dafay mel ni dama leen digal dara ba pare ñëwaat di ko jalgati nga ne ma garaawul bi nga ma ne garaawul ndekete yow da ngaa dem ba ci buntu bi
yéegati say 10 000 francs jënd ko ticket jox ko ñu mu àndal ne gars yi nañ dugg. na leen dugg leen waaw. lii fàtte woon non fàtte woon naa ko. da ngay jaay nante rek mais lii fàtte woon nga. non fàtte woon naa ko fàtte woon naa ko non xam nga yow déggoo li ma la dama ne la émission bi man ak yow su la neexee yaay wax lépp yaay def lépp parce que yow xam nga lu ne fekkee nga démb tey soog a ñëw fekkee démb ci suñu groupe Ares bi mooy groupe làmb bi ma bokk démb am na ku ma ci dégg mënu ma wax tur bi parce que dañoo bari mais bi ma déggee dafa ne soo leen bëggee ñoo xam làmb da ngeen di seeti ku mel ni Seydina parce que léegi dafa am ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw rek dem ci site yi naan ci làmb laay yëngu xam nga ñëw ci léegi làmb amatul promo mais ku mel ni Seydina dafa xam làmb daf ko dund xam nga te man bi mu waxee loolu automatiquement xam naa kii li muy wax nii dëgg bu wér kéng la parce que ñun dund nañu ak Seydina xam nañu Seydina kon tey bu kii seedee lu mel nii ci Seydina man envoyé naa sax benn vocal ma wax ne kii li mu wax xamu ko waaw parce que loolu pour ma lay leer waaw ma lay leeral ne rek am na yow ñoo xam ne xam nañ la xam nañ ne yow da nga xam làmb mais tey dafa am ñoo xam ne ay journalistes yoo xam ne tey ñu ngi fii waa bari rek kenn ku ne dem wuti ci waaw làmb ji am na xaalis kenn ku ci ne dem wuti place mais Zé man xam nga léegi yow wax nga laaj naa la fi nga gën a amee satisfaction fi nga gënoon yaakaar laaj naa la aussi déception bi aussi nga jël lépp jox ko Zal Tapha Tine mais man sama déception à l'équipe Walfadjri c'est Medina Baye man mooy sama déception man kooku moo ma bett man parce que man gisuma woon retardu Medina Baye ba muy nekk xale bu ndaw 2007 2008 macha allah Medina Baye ñeme entraînement fees dell toll nu ko neex du dugg ci làmb ba xool mbër di xoof déedéet mbër mee koy xool am lu muy sóoraale mais moom daawul sóor dara bu arbitre sifflé day dal sa kaw jàpp daan boo dalee sa kaw mu jàpp la daan ba ci combat bi mu mujjee bëri mbapat fii du woon salbaax moo ko tëggoon digganteem ak kii ambulance numéro 2 Zal bu école de Mor Fadam noonu la fa demee mais man je m'étais dit que ne Medina Baye bu duggee ci arène bi day dajji day jógee ci suuf dajji jëm sa kaw mais man gis moon Medina Baye ku ko mën a téye lekk ay millions ci làmb mais jafe-jafe parce que tamit tolof day am de ndox day am ci àdduna man mii jaar naa ci keneen ak keneen mais man boog yaakaar bi ma amoon ndeysaan un jour mas naa dugg gaaleem andil ko ay photo yaayam mi ngi taxaw mu ne yaayam kii mooy suñu photographe xam moom tamit macha allah mu ne yaayam kii mooy suñu photographe yaay ji nuyu ma ne ko yaay booy mu ne ma naam ma ne ko am nañu yaakaar de ci mbër mi yaay ji ne ma yàlla bu yàlla tas yaakaar yi ma la wax nii ça remonte à plus de 10 ans mais dafa mel ci man mi ngi mel ni démb ci man donc kooku man sama déception ci équipe Walfadjri Medina Baye la malgré nag bàyyiwul ba léegi te lu jiw a jeexul jógu fa mi ngi ci ba léegi bàyyiwul mais retard bi mu am ci làmb man sama déception à l'équipe Walfadjri mooy Medina Baye. waaw loolu nga wax nii dëgg bu wér keng la Medina Baye amul lu muy tiit ci làmb fit bee rëy Zal Fodé rakk ji kooku tamit noonu la meloon man Medina Baye dama naan sax bu daanoo ci làmb fugu moo ko daan ak defe na ne ku taxaw ci kanamam moo la mën waaw loolu mooy daaneel mi su ma juumul premier combat ma ren du woon grand combat digganteem ak Pathé waaw grand combat la digganteem ak Andaw su ma juumul premier combat structure J production Medina Baye moom lañ jox grand combat digganteem ak Andaw au stade Ndiarème mu daan Pathé waaw mu daan Andaw deuxième combat am Tigre Signor non deuxième premier combat Medina Baye mooy dox sa garde bu Texas waaw dox sa garde daan ko parce que moom dafa ne comme kooku dox sa garde lay wuyoo su arbitre ne prib mooy dox ci kawam man bu ma jaxaseeg adduna bi Zé combat boobu c'était au stade Amadou Barry Zal moo toogoon ci mukaay mook dox sa garde premier combat am arène mu ñëw jàpp ne day faxas waa ji jëlee ko fa dox sa garde trompé ko daan ko waaw mu am deuxième bi am grand combat deuxième combat bi digganteem ak Andaw mu daan Andaw stade Ndiarème fii troisième combat la ko Tigre daan sax jëli bo waaw Tigre mu contexte ci laa ko ne mbër mu ndaw du sax tàmm bindu recours waaw moo ko bàyyi loolu mu jàll te du yaa ko tere bind waaw ma ne ko bul bind recours gëmal sa bopp mën nga ko bàyyi mu dugal recours waaw parce que dafa contesté waaw léegi nag loolu mooy li ko parce que tamit des fois dama leen koy wax défaite day defar mbër mais day yàq mbër tey ci la defoon arrêt toog ba benn instant ba période bi mu commencé waat bu ko suturaal fougue de jeunesse boobu moo ko dafa dem bëre ji ci àll bi bëreeg benn mbër combat bu métti moom ko tegal du ma nëbb dama ko yoole Sénégal gépp xamee ko noonu dafa bëreeg mbër combat bu métti nee na arbitre bi da koo contre d'après li mu wax nee na arbitre bi da koo contre léegi nag mu def benn erreur de jeunesse gars yi téye licence am waaw loolu noonu la demee c'est-à-dire dama ko bañoon a wax quoi parce que des fois tamit li nga moom
da nga koy sàng sutura. sa doom boo ko suturaalu kenn du ko sutura. waaw kay moo tax nag ma suturaal leen. mais man dama koy yoole Sénégal gépp xamee ko ndax yàlla nag mu yaru tuuti nag booy bi nag na wàññi fougue de jeunesse bi nag. waaw yow état bi mi ngi jëm mag. yow am nga droit yoole ko yow mais man aw ma droit aw ma droit boobu waaw. mu def benn stand by break de 2 ans 3 ans presque 4 ans. waaw mooy bi mu bëree tigre ba léegi bëreewul. instant bi daje nañ keroog mu ne ma prêt pour le retour. non nii tembe kay maa ngi wax combat am. prêt pour le retour. waaw Zé benn instant nee naa la man sama déception à l'écurie Walfadjri moom mooy Medina Baye sama satisfaction catuwuma leen nag samay boole ñoom ñëpp mais sama satisfaction maanaam ki ma gën a am yaakaar wala boog ki gën a dalal sama xel à l'écurie Walfadjri moom mooy X9 Thiawo moo géej numéro 2 ñu gën ko xam ci Boy Lawbe ñeenti tour la am Thiawo X9 moo géej numéro 2 Boy Lawbe man moom mooy sama satisfaction à l'écurie Walfadjri. waaw loolu nga wax noonu même ñun ñi Thiawo moom mooy sunu yaakaar tey parce que da dul neex a wax parce que li ma la wax rek mooy boo njabootee da ngay jéem a yemale. waaw te dee njaaxal. mais man je suis libre man sama yoon man je pose mes questions. mais kër gi nga nekk sax nga yor fii doom ci doom yi nga yor am na doom joo ci gën a bëgg mais doo ko wone. am na koo ci gën a yaakaar. waaw tamit dama ko dund ak sama papa suñu kër. waaw te doo ko wax quoi waaw loolu nga wax noonu du ma la ko weddil. mais aussi gars yi nañu bàyyi xel fils de góor. ndaanaa na ngi noonu tamit. zéro complexe booy boobu complexe zéro. amul tiitukaay ci làmb xam nga man Seydina su may wax ci xale yi nii des fois tey su fekkente ne wax la rek su may wax li nekk ci man dafa war a génn waaw man nee naa leen am na ci mbër yoo xamante ni dañoo neex a ngemb gis nga daam waaw daam siñoor bu sérieux woon ndaanaa na ngi waaw moom laa leen sérieux woon ndaanaa na ngi nii ci làmb tey fii ñoom kii egg booy jàmm gën bi ñoom Liis Njaago ay ñoom Ada Fass parce que daam bi mu bëree Ama bu Malika rek période boobu ñu ngi lam-laame combat am ak Ada Fass tey Gora Mbaye moom moo tax Ada Fass ak daam bëriwuñu parce que grand bi moom moo ne Ada Fass moo gën a pare daam te wax dëgg fa yàlla bu dëgg rek day dëgg bu wér kenn ngi la wax loolu kenn du koy parce que Matar daf ma waxoon Ada Fass daam bi ma ko waxee grand bi mu ne ma daam Ada Fass moo ko gën a pare. da nga ne daam bu sérieux woon. waaw bu sérieux woon mais dafa dese sérieux. il manque de sérénité. waaw dafa manque de sérénité parce que keroog bi ma koy jël émission bi dama ko wax live fan des gars yi di dégg il n'est pas sérieux mais daam siñoor rek bu sérieux wee nee naa la daam mappat na ba jógee fi daam benn mbër laa mës a gis mu daan ko muy bàcc seras bu asegna ki daan bàcc seras bu asegna tournoi muy mbiita junior mbiita bu école Mor Fadam bi combat am ak daam taxawee dama ne daam tey mu dee fan lay jaar mbiita gauche droite devant derrière mënul am dara jour yi daam dafa bëreeg moom jàpp ko daal pour te dire amul ku mu fi daanu li mu fi def ci mbapat bu ko xaaj bi bu ko defoon ci arène bi nekk roi des arènes mais il manque de sérénité sérieux bi ci boppam moo des ci te daam il faudra gars yi di ko wax muy dégg gis nga ni nga koy defee nii ma koy defee noonu bu seetaanee émission yi dina yeddaat boppam parce que daam siñor moomul nit ñi daam dafa am si maanaam dafa am don dafa mën a bëri dafa xarañ mais pour lan daam siñor mënul sérieux xañ boppam yenn yi entraîné lekk tëdd am doole c'est que mën na bëre xoolal combat bu mujj bi diggante ma Mbengue Moro daam il doit être sérieux dafa war a armé wu de courage macha allah non il est courageux sax am na courage am na fit mais sérénité bi moom moo des. waaw loolu nga wax nii dama la koy dëggalal li nga wax nii loolu rek moo des ci daam wallahi lazim te daam nag tey ma wax la tey benn affaire daam ci écurie bi daam moo ci ëpp jàppale tey li koy topp daam bu jugee day mel ni Liis Njaago bu jug. ba muy mbapat la. waaw moom laa la bëgg a wax rek dafa yokk sax doole ji dafa yokk mais daam tey jii bu tegu woon ci yoon bi mu war a tegu rek gëm boppam tey fu ñuy tudd ndaanaan dañ ko fay tudd. gën a gëm boppam gëm na boppam nee na gën a gëm. waaw gën a gëm boppam xam nga sànq maa ngi lay ma ne la écurie bi ay ndaanaan ñoo fi nekkoon parce que sànq wax naa la ko sax ba tuddal la Babou Youssou Ndour. waaw lu mel ni Ama bébé Ama Alsaan. alxatir. waaw alxatir gis nga booy yooyu yëpp tey ay ndaanaan ñoo fi nekkoon. ay Badara Major. ñëpp retraité Badara sax mu ngi yor saal moom sax mu ngi yëngu léegi. mu ngi yor saal waaw. Zé ba léegi ci say poulain yi jot a jaar say loxo satisfaction wala espoir ñu gën a yaakaar man damay miser ci X9 Thiawo Boy Lawbe damay miser ci Caterpillar aussi mi ngi sur la bonne voie mais ci suuf aussi
y a d'autres gosses yoo xam ne bu ñu entraîné taxaw boo leen xoolee ne ñii mën nañu am dara ci laam damay lim Boylo loolu ndaa ma siré keroog bëri na ñàkk de affaire bu ndaw moo ko xañ bët bi ñëwee par-ci par là arrêté nañ combat bi jox nañu adversaire am victoire mais c'est un gosse boo xam ne man dama gëm ne mën na am dara ci laam. waaw loolu démb rek dafa am benn photo bu mu dugal ci sunu groupe bi nii bi mu ko dugalee dama ko xool rek ma envoyé automatiquement vocal ma ne ko mbër nga waaw soo gëmee li ma lay wax nii mbër ngay nekk erreur bu ndaw rek dafa am lu la daaneel lu ndaw rek. loolu laa ko wax waaw lu ndaw rek. mii ci téléphone loolu laa ko wax. waaw te man li ko daaneel xam naa ko dama ko daan wax sax dama naan leen su daanoo rek yàkkamti moo ko daan te loolu la wone foofu ak fugu xale jàpp ko waaw parce que boo xoolee moom mbër mi bi ñu korantee du ko dugal épercule sa waay rocceeku mu topp ko di ko dàq muy dem di génn saako yi booy loolu mu ne ko kaay ñëwaatal ci biir bi mu ñëwaatee moom loolu mu amoon loolu la waaj a am exploité wu waaw loolu la waaj a am rek exploité wu mu jeex loolu laa ko wax waaw. Faaya gisagul yoon bi wala gisatul yoon. waaw Faaya ba léegi li may wax dama koy waxaat tey muy dégg parce que li ma koy wax ci écurie bi rek laa koy wax Faaya dara jàpp ko lu dul ragal parce que Faaya biñ koy njëkk a génnee di ko yóbbu muy bëre ji Yoof ak dem toujours prêt pare bu Olympique de Ngor waaw Faaya boobu ci la ñëw dem biñ demee kenn ku ne xam na ne sax dañuy jàppoon ne kii toujours pare da koy daal Faaya ñëw arbitre dafa ne prip mu jël ko tegal ñu ko fële ñu ñibbi boobu maa ngi leen si yàlla si ñoo ko yóbbu woon Maki waaw bi mu ñëwaatee nag amaat na fi ñetti combat bii passé moom mooy 4e combat am boo xamante ne défaite la waaw tamit des fois tamit nit ki da nga koy nangul xëy na ay tolof jàpp na ko parce que saa bu jëlee combat bu demee ba combat bi daanaka bu jegee rek day feebar waaw léegi nag dina toll foo xamante ni it dootuñu mën a retirer combat bi parce que combat 3e défaite bi dem na ba samedi 2 heures du matin jàpp 3 heures mu woo ma bi ma ñëwee ma fekk ko néegam mu ne ma dama am tab ci biir ma xool tab bi ma ne ko tab bi depuis kañ la mu ne ma mat na semaine ma ne ko lan moo tax wane woo woon tab bi bën bi su ma ci dugalee sam baaraam da cay xëj mais dama ne ko instant bi te dimanche bi lay xëy bëre ma ne ko mënatuma woo Matar mënatuñu dem hôpital mënatuñu indi lettre garante buy wane ne mënoo bëre ma ne ko ñaar rek moo mën a am neex bëre naqari bëre ma won ko ginnaaw dem. boobu comme je viens de te le dire man yenn yi dama naan est-ce que ñàkk jom la wala parce que ci sonn ci mbër mi ki formé bàyyi njabootam leen di ànd ak mbër yi chaque jour ak ñoom xam seen kër xam seen xam seen tout combat taxawee il se retrouve avec ñaakir la ci am dañ signé moom am na automatiquement 10% léegi yéen loolu bu explication ngeen ko mën a joxe. waaw mooy comme li ma la waxoon rek dama ne ñun ñoo ko bàyyi woon mbër yi parce que au début daan nañ def mbër mu ne soo bëree sa kase 5000 bu ne ñu am ci téeméer 10 000 bu ne ñu am ci 1000 francs mais am na ci ñenn ñi dañ doon wax loolu dafa bari ñenn ñi ne bariwul mais ñin ñi dem ba ci biir ñu ne nañ leen bàyyeeg seen i 5000 ak seen i 10 000 quoi buñ ci jëlati dara boole ci sax soo waree bëre yow boo amee oto bu ndaw ñun ñoo doon indi beneen oto boo xam ne moom mooy yóbbu ñi ñu convoqué après ñi dem nag ba xam ne lii pertement la parce que tamit ñu ngi décroché ay combat di neexal ménagères yi di jënd suñu crédit di dox ay combat te amuñu ci dara bëgg tamit sooy bëri ñu indi la oto bu la yóbbu say mbër. di neexal waaw di neexal ménagères yi ñu ne nañ. temps nag il est temps ñu waxante li fi nekk quand même parce que yow moom dama laa piété yow moom tey dama ñëw kii la zëq parce que il faudra quand même yi fi leer di neexal manager pour sa mbër bëre. waaw di neexal kay ménagères yi pour sama mbër bëre parce que Matar ci lañ xamante yàlla nag dafa def ne depuis bi ñu xamante ba léegi nag wax dëgg yàlla lépp lu mu wax musa wax ak man da koy def su ne ma saison bi su ubbee dinaa la jox 10 combats wallahi azim dina ma jox 10 combats mais tamit ñu nit day am nu ñu def ak moom mais wallahi 10 combats yi moom day mat sëkk moom waaw wax dëgg yàlla. est-ce que jotul tamit ni manager bi di amee automatiquement 10% tamit yenn entraîneurs yi wala membre staff yi mais man sax entraîneurs yi man ñoom laa ci gën a ñeewantal man moom entraîneurs yi je plaide pour leur cause parce que dama xam coono bi ñuy daj léegi mais est-ce que jotul tamit bu manager mënee signé
signé am 10%, pourquoi pas automatiquement tamit bu combat taxawee entraîneur warul mën a am 5%. waaw loolu moom lañ bëgg bu dimanche sax parce que wax mooy indi wax dimanche dañu woote réunion pour mbër yëpp ñëw parce que dañuy génnee sunu règlement écrit intérieur teg ko ba pare tamit dafa am loo xamante ni dañ koy wax ak mbër yi comme li nga wax ménagère bi bu jëlee 10% ñun war nañ jël 5%. 10% manager bi est-ce que mënuñu ko xaaj manager bi jël 5% staff bi jël 5%. waaw loolu yëpp waxtaan la. waaw loolu mooy li ma la wax moo tax ma ne la 10% bi sax mën na ko pénaliser mais bu ñu naree jël 15% ci cachet tamit mën na ko yëg mais léegi 10% yi pourquoi pas manager bi am 5%. ay Zé ñoo ngi nekkoon ci ànd comment. dooleel làmb. ànd structure ànd dooleel làmb bu Géejawaay ngeen tëgg seen première édition askit pare keroog dafa mel ni Gora Mbaye bi ñu toogee dafa mel ni da ngeen programmer 2 à 3 journées ci saison. waaw loolu la ñu waxoon dañoo bëggoon a ci amoon nañu sax ay date am nañu datu 3 jours parce que kale woon nañ ko ba pare waaw mais tamit bàyyiwuñu mooy li ma la wax sànq dama ne la perte nañu waaw mais tamit bàyyiwuñu parce que ñu ngi dox ci ay jéego yoo xamante ni dañu bëgg a indi décaler sunu 2e journée. mais lan moo dox. waaw première journée bi lan moo dox. non première journée bi moom dafa metti dañoo perte. mais lan moo waral ngeen fayit maanaam erreur bi lan la fan la woon. waaw erreur bi dama jàpp ne benn damay njëkkee ci stade bi miir bi dafa daanu waaw baas lañ fa def dem nañu fa toll nañ foo xamante ni nit ñi dañuy ñëw dugg jaar ci baas yi di dugg ba pare sécurité bi dañoo guddee ñëw waaw ba pare enceinte bi tamit amul ay barrière comme liñ ñu waxoon commandant Thioune dañ ñu laajoon xaalisu barrière sax laajoon nañ ñu ko mais loolu yëpp gisuñu ko fa. gisuñu ko mais tolloon nañ daal foo xamante ni ñun liñ naan tëgg ak semmiñ neex benn naqari benn nañ ko def mu jeex rek waaw. gis ngeen def ko avancé à autre chose.